Salam alaikum amis téléspectateurs, salam alaikum amis internautes. C'est votre ami Mao Baldé qui revient avec vous si beneen émission Jugal Fight. Kon ni ñu leen ko waxee Jugal Fight mooy émission bi nga xam ne moo leen di fekk ba seen bërëbu liggéeykaay fas yéene waxtaan ak yéen poser leen des questions yi nga xam ne dafay wane carrément yéen fi ngeen jugee ak kañ ngeen commencé le métier maanaam seen liggéey ak depuis quand ngeen ko commencé def ak naka ngeen koy defee. Voilà kon donc sama caméraman bi dama lay ñaan nga ñëw topp ma ñu xool tey suñu ganu tey bi voilà du ma ko présenté dama leen di bàyyi suñu Baye Fall bi présenté boppam ok allez merci beaucoup. Bon salaamaaleykum encore une fois amis téléspectateurs asalaamaaleykum amis internautes yéen a ngi seen émission Jugal Fight comme ni ngeen ko xamee Jugal Fight mooy émission bi nga xam ne moo leen di fekk ba seen bërëbu liggéeykaay tey nag ñu ngi fii toujours à Bambilor à la cité Comico. Tey nag ñu ngi invité suñu benn xarit bi nga xam ne ndaanaan la te mën na lu muy def xam na aussi lu muy def ñu koy woowee Babacar xam naa dañ koy bàyyi mu nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi wax carrément kan mooy Babacar. asalaamaaleykum di ziar waa zone 7 TV di ziar sama frère sama xarit sama lépp Babacar sama trondo maa ngi lay ziar bu baax borom cameraman bu garaaw bi. di ziar Mao sama lépp waaw maa ngi lay sant di lay gërëm di lay xamal man maa ngi tudd Boubacar sant Badji jógee Ziguinchor ñëw di daan si sama doole fii nii Dakar boo xoolee xaw naa fi yàgg daal xaw naa fi yàgg quoi mais sant yàlla bu baax a baax après nañ gën a continuer waxtaan waaw affaire yooyu noonu quoi. nee na mi ngi tudd Boubacar Badji bàyyeekoo Casamance. Casamance nekk dëkk bi nga xam ne dëkk bu am culture la nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am cosaan la kon donc franchement dëkk boobu man daf ma neex parce que lépp li nga xam ne culture Sénégal foofu noonu la soqe ko fa la fekk baax te comme xam ñu am un jeune bi nga xam ne fa la jugee Casamance doon doomu Casamance nekk di daan dooleem yàgg fi loolu à Dakar te comme xam léegi tey ñu fas yéene toog waxtaan ak moom Babacar. Depuis kañ nga commencé métier boulanger. maa ngi commencé métier boulangerie depuis 2000 laa commencé métier boulangerie di si sant yàlla bu baax a baax parce que dafa doon métier bi nga xam ne dafa ma neexoon métier bu ma neexoon la parce que dama daan xool bu ma daan jógee école bu ma rombee boulangerie mburu bi di xeeñ ma gis boulanger yi di lekk. mais ma ne waaw mais nu mu demee nii waaye looloo ma gën a pousse sax bi ma bàyyee sama carrière def naa sax soudeur mais soudeur bi yàgguma si ma ne non xaaral ma dem xool li nga xam ne man moom doon sama ambition muy boulanger bi yàlla def bu ma si duggee ma réussir si di si sant yàlla bu baax a baax waaw di si sant yàlla bu baax waaw. Comme ngeen ko déggee nee na en 2000 la commencé liggéey bii di boulanger. nee na da daan wàcc école xam naa moom sama mbokk joolaa bi moom dafa bëgg mburu voilà da daan affaire da ko doon xeeñ auparavant mu dem ba xam nga rek amour bi dabee ko foofu noonu voilà mi ngi noonu quoi doon métier bi nga xam ne yàgg na ko def te aussi bëgg na ko gëm na ko itam comprends nga la preuve mooy chaque jour que Dieu fait mi ngi si liggéey bi du si taay te du si xaddi kon donc dañ lay delloo njukkal di la féliciter encore une fois ndax yombul góor yàlla nga jug di daan sa doole lépp ngir mën a am loo yóbbu sa kër lépp ngir mën a tëj gémminu ñi nga xam ñu ngi naan ndaw yi liggéeyuñu kon donc macha allah encore une fois bon Babacar métier bi maanaam fan la inspiration bi fan la jógee. inspiration bi mu ngi jógee depuis Ziguinchor sax depuis Ziguinchor laa gisee métier boulangerie gis gars yi ni ñu siy liggéey mu neexoon ma si ma am si fierté ne man tôt ou tard war naa mën a def lii di siy jox jaamu yàlla yi. di si béggee bu baax a baax looloo ma gën a dugal si boulanger quoi waaw parce que dafa yéeme daal waaw yéeme na daal quoi waaw inspiration bi foofu la jógee quoi. bon kon donc inspiration fu ne lay jógee si àdduna voilà mi ngi noonu nee na lu yàgg la te Casa la inspiration bi jógee kon donc macha allah Casamance daanaka lépp fa nga ko inspiré. comprends nga Casamance nekk dëkk bi nga xam ne dëkku inspiration la mën naa ko wax
parce que même bu fekkee da ngay def musique wala da ngay def dessin demal si dëkk bi nga xam ne mooy Casamance am na verdure am na ay garab am na cosaan am na ay kii am na lu ne am na càkkaaba comme ni ñu koy waxee am na ay culture cosaan et tout voilà mi ngi noonu. kankurang voilà lépp ngi foofu noonu voilà. kon donc dëkk la bi nga xam ne da lay gën a yokk inspiration te ñu am jom lañ am fulla te gëm seen bopp itam ma loolu moom a gën a neex si waa Casamance dama koy wax di ko waxaat di ko bamtuwaat à tout moment voilà léegi sëñ Babacar tey liggéey bi maanaam ban expérience nga si amagum ba léegi nii. maaw loolu dama si gën a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant sama grand frère bu baax mi tax tey ba ma dem ba mën ko ba si toog tey ba di koy wax yàlla na ko yàlla yërëm yàlla aree ko arjana yi gën a kawe si arjana yi sama grand frère la parce que bi ma ñëwee Dakar moom laa si fekk Tëngéej muy sama grand bu baax di sama papa laa mun a wax parce que tey ki nga dem ba nekkal mu def yor la si lépp mun nga ko ne sax weesu na grand frère sama papa la quoi kon kooku awma lu ma koy fay bu dul di koy ñaanal yàlla fu mu jëm noonu yàlla na gën si moom parce que tey li ma dem ba inspiré wu nii ba gën a am xam-xam bi grâce à moom la kon kooku chaque jour dama koy gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw parce que dafa def xam-xam bu bëri si man kon tey bu ma demee ba si njëriñu rek moom la man moom laay sant di koy gërëm njabootam yi mu bàyyi fii yàlla nañ dem ba gis seen njëriñu bàyyi mu fi bàyyi man loolu laa am pour wax di si am mbégte bu baax a baax parce que tey boulanger bi ci dam si dugg ak fierté parce que dafa doon alal bi nga xam ne tey boo xoolee mburu dafa doon alal bi nga xam ne moo njëkkee gën si monde bi ñëpp di si barkeelu foo dem si monde bi ñëpp a ngi barkeelu si mburu bi kon tey man awma leneen bu dul di si am fierté di si jox jaamu yàlla yi di si xéwalu kon loolu mbégte la looloo ma gën a pousse ma gën a dugg si boulanger parce que damay def boulanger damay def pâtisserie waaw kon damay def pâtisserie kon tey loolu sant yàlla la am na ñu nga xam ne tey ñoo ma njiit si affaire yi mais lu ñuy naan ku nekk ak sa destin ak fi nga war a jaar ak sa xam-xam man damay sant yàlla di delluwaat njukkal sama grand frère di faa tey xam-xam boobu moo ko dugal si man waaw kon sant yàlla bu baax a baax quoi waaw sant yàlla bu baax. comme ni ngeen ko déggee nee na benn grand frère am yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu yàlla xaare ko àjjana yi firdawsi doon ko baax doon ki nga xam ne moo ko dugal si métier bi doon ki nga xam ne moo ko yokk amour yokk ko jom nee na dem na ba benn moment jàppeete ko mag bëtu papa la ko doon xoolee ndax fi mu ko taxawee. kon donc man li nga xam ne moom laay cabaxal si biir mooy képp kuy rak waaye mais mag mi nga xam ne am na fu mu la teg rek teg ko place su baay parce que baay du ndaw tu comprends te mag tamit mën nga mag ku nekk si àdduna bu mu des sa mag kon donc nañ gën a rafetal suñu relation ak suñu famille ak suñu ay mag suñu ay rak et tout le monde parce que famille rek lañ fi am tu comprends ñoom rek lañ fi am kon nañ gën a rafetal relation yi si kàttan suñu borom voilà mi ngi noonu en fait Babacar nee nga jóge nga Casamance ñëw si sa mag bi nekk fi Ndakaaru mu yokkoo la ay xam-xam yokku la jom ak yooyu noonu ban année nga jàpp ne moom nga ñëw Dakar ba installé wu ba commencé liggéey bi. man maa ngi ñëw Dakar en 2000 le 10 février 2000 laa fi ñëw ñu dawal février mars avril mai ma commencé di intégré wu di ànd ak grand bi. sama première bi ma commencé mu ngi nekk Yoff Jàmmalaay ñu naan ko la villageoise foofu laa tàmbalee sama jàng sama métier yàlla def bi ma ñëwee foofu métti woon na trop mais dañuy sant yàlla parce que dafa doonoon li nga xam ne ambition la bi nga xam ne man dama ko bëggoon moo tax ma xarañ si ne kon lii bay naa lii ñëw si lii war naa si mën a xarañ ba am si li ma bëgg a man tey kon loolu rek sant yàlla la métti woon na nag mais nag li ñuy naan métti si góor lay kiyee kon loolu fierté la boobu noonu laa commencé di jàng sama métier pendant 3 ans maa ngi jàng métier kon yombul si jamono gii nii kon loolu rek sant yàlla ku jàng métier 3 ans boo mënatul dootoo mënati ba faw kon loolu rek mbégte la quoi foofu Yoff Jàmmalaay la villageoise foofu laa jàngee sama métier waaw loolu moom foofu laa tàmbalee si lépp quoi en attendant waaw. bon nee na dem na Yoff Jàmmalaay la villageoise fa la tàmbalee métier bi doon ki nga xam ne ni macha allah ku am jom la parce que jom rek a
jom rek ay tax nit jógee këram tukki dem feneen jom rek a tax nit bàyyi ndey bàyyi ak kër nu mu neexee ak kër papa nu mu neexee lali nu mu neexee lekk bi nu mu neexee nga ne non damay dem uti kon donc loolu macha allah comprendre nga dañoo war a gën a ñaax ndaw yi pour ñuy dem di def aventure parce que dafay yokk si sa xam-xam dafa yokk si sa jom day yokk lu bëri sa àdduna parce que tey nee naa kuy xëy suba di mer c'est parce que da ngaa doxul moo tax ndax saa yoo doxee da ngay mën a xam lu bëri ku dul tukki na doo xam fu dëkk neexee c'est vrai que mën nga toog sa koñ xam lu bëri mais day am lu des aventure bi mooy des voilà kon Babacar boobu tamit day nekk li nga xam ne point bu essentiel la parce que nii am na jeunes yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yaay seen kër papa amaana bu ñu seetaanee émission bi dina leen motiver nag ñu commencé génn comprendre parce que génn dafa am solo man dama génn bay bëgg a dee ñëw toog voilà léegi Yoff kañ nga fa jógee ba ñëw fii Bambilor Comico. Maaw dama lay gërëmaat bu baax a baax Yoff ñëw direct Comico sama destin dafa sore bu ma jógee Yoff dem naa Yoff jàmmalaay foofu laa njëkkee commencé jot sama salaire di am si mbégte bu ma jotee sama salaire keroog façon fecc bu ne fecc naa ko ne kon lii la boulanger neexee ma am si fierté bu wër di si santaat sama grand frère parce que xam-xam bi ak jom bi coono bi ma doon daj keroog bi ma jotee sama premier salaire foofu laa amee mbégte xam ne kon lii la ma grand bi doon bëggal ma nekk jàmmalaay nekk ak ay naar car macha allah naar yi bëgg ma nekk fa ak sama yeneen mbokku joolaa bu ma ñëwee ñoom it ñu téye ma comme seen frère ñu accueillir ma kon ñooñu ñëpp dama leen di sant du ma mën a lim tuur yi su ma limee damay juum mbégte boobu bi ma jógee Yoff yee jàmmalaay ma dama def test le régal ñu ko déggul wala ñu ko xamul wala affaire yooyu ñu bëri dégg nañ ko wala affaire yooyu noonu le régal benn hôtel la woon mu ngi nekkee woon Mermoz waaw wetu kër Cheikh Béthio Thioune ñun foofu lañ nekkoon def depuis 2000 2002 2003 2004 maa ngi woon le régal man tamit ñëw le régal fekk fa ay samay naataangoo ku nekk ak sa xam-xam bi nga mënee ma ñëw nekk fa ak sama benn grand frère bi nga xam ne tey moom laa toogal tey jii nii muy di frère am parce que tey sant yàlla parce que tey ñoom ñoo nekkoon comme agent sécurité foofu muy am man maa ngi koy béggee de ma passage xam nga ma ñëw ñoom ñëpp téye ma comme seen frère ñu dund lu rafet biir le régal yàlla def ba le régal dem ba am problème ñu toxu dem Wakaam ñun boobu lañu tasaaroo nag nekkaat si yeneen business non bu ma jógee le régal ñëw naa toogaat Tëngéej pendant 3 mois 4 mois balaa may gisaat fi ma amaat mooy yeen tubaabu jalaaw waaw yeen tubaab jalaaw foofu tamit boo xoolee 2007 laa fa dem commencé fa ba presque 2012 2013 2014 2015 2016 boo xoolee 12 ans laa fa def maximum quoi su ma koy xayma def naa fa 12 ans bu ma ñëwee foofu ñu ñoo tàmbali foofu mu doonoon lu métti woon nag mais nag di sant yàlla nit ki ñi naan loo mën rek boo si amee fierté di koy jox jaamu yàlla yi rek maa def yaakaar naa ne lépp nu mu métti métti après gars yi dañ lay rejoindre ñëw fekk si la loolu amour boobu laa ñëw sama patron bu ma demee ba commencé ne mais ñu ngi liggéey boulanger te tund bi wër naa ko gisuma ko fi liggéey pâtisserie ma ne mais Ibou may la moo tax duñu créé fii pâtisserie mu ne ma non fii ala dëkku lébu ma ne ko non pourquoi dëkku lébu ñoom duñu ay nit war nañu mun a xamal leen la mooy pâtisserie ñu doon ay noble fu joolaay doon ay noble kay lébu yi war nañu mën a doon ay noble ñun loolu noonu moo ma gën a ambitionné na man dinaa fi imposer pâtisserie bi commencé créer samay croissant samay pain chocolat samay raisin samay lan mais début bi métti yoon na parce que dañuy defar du jeex parce que gars yi ñoom lu rëy la ñu bëgg sama mbokku lébu yi maa leen di gërëm bu baax a baax waa yéen jalaaw maa leen di béggee di nuyoo aussi tamit sama yaay ju baax mère Yaama maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar say doom sa borom kër Pa Youssou maa ngi lay ziar bu baax a baax parce que ñoom tamit awma leen bu dul du ma leen mus a fàtte si kaw suuf te ñaan naa yàlla lépp li ne sama biir xol di leen di koy yéene rek yàlla na ko yàlla suñu borom def parce que tey maire boobu tey maa su may wax si moom lu bëri sax mun na am sax émission bi du egg quoi parce que daf ma téye comme doomam
man awma leneen lu ma koy fay xam nga kooku moom dama koy ñaanal lépp lu mu nomm si njabootam rek yal na ko yàlla suñu borom def ma ñëw nag yéen mu métti woon maire bi protéger ma ñoom ak jëkkëram dem naa ba luwaas sax feetuma ko kon loolu mbégte la parce que lan la maa ko liggéey ñu ne lu olof Njaay dina lu ndey liggéey rek gis feeñ si doom kon sant yàlla di gërëm aussi tamit sama yaay depuis Ziguinchor yal na ko yàlla bàyyi fii ba si kanam may ko kattan bu wër ba gën a gis suñu njëriñ waaw métti woon na nag waaw métti woon na mais di sant yàlla parce que yéen dañ fa jaayante lu bëri waaw ba yàlla def ñu ñëw ba nekk parce que ñu ngi tàmbale si 2 sacs dem ba 3 sacs 4 sacs 5 sacs ba yàlla def ba dem ba tellu si 10 sacs 15 sacs kon loolu rek sant yàlla la grâce ak suñu xam-xam ak sama collègue yu ma fa nekkaloon di nuyu sama patron Serigne Dafe maa ngi lay ziar ñoom ak ñoom Amandom ñoom Zal Diop ñoom Baye Fall Dieng xam nga di ziar sama yeneen boy ñoom Saliou xam nga surtout sama patron Ibrahima Ñing maa ngi lay ziar yow ak sa jabar Elisabeth maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax waaw météo na mais après dafa neex waaw dafa neex quoi waaw léegi yàlla def bu ma jógee yéen sama grand frère bi nga xam ne mooy sama xarit mooy sama lépp di ñu koy ne Bakary Badji yàgg ma topp nag pour mën ñëw nekk si wetam waaw yàlla dogal loon loolu ba tout dernier moment yi laa door a ñëw Bambilor parce que sama destin dafa gudd dëng mais damay sant yàlla waaw bu ma ñëwee Bambilor sama grand bi accueillir ma ne ma fii bu ñu doon lekk ñànkatan sax na nga ñëw ñu dëkk dinaa am ma ñëw yàlla def ma am ki ma nekkal ba yàlla def ma boole ma ak benn boulanger ñu koy ne Pascal mais kii tour bi soxna si moo gën a siiw ñu koy ne Olga ñooñu tamit maa leen di gërëm di leen di sant parce que même nit bu la jëlee ngay liggéey si bërëbam même mu ne moom li nga lay fay ak sa xam-xam sax mais tamit du tere da nga koy sant man noonu laay dundee Baye Fall bi may dem damay dem ba dee si man nit boo ma defalee lu ndaw sax dama lay gërëm kon loolu rek fierté la quoi waaw moo tax ma ne la Mao destin bi métti woon na quoi mais sant yàlla bu baax a baax waaw. parcours bi yàgg na gudd na te expérience yi tamit bëri nañu ku dul tukki nag doo xam fu dëkk neexee wax na fi Yeen wax na fi Tëngéej wax na fi Yoof wax na fi Cambérène wax na fi dëkk yu bëri doog a ñëw fii si Bambilor nag fi la yàlla dogal mu nekk ba actuellement di def liggéey bu remarquable di def liggéey bi nga xam ne liggéey bu mucc ayib la di jaay mburu musul xuloo kenn amul problème ak kenn di def comme ni ma leen ko waxee sànq liggéey bu remarquable encore une fois yemul rek si jaay mburu mi ngi si waxtaan ay client wam sekk ak jàmm ñëpp parce que man ba ma ko xamee si loolu laa ko xamee foo ko gis billaahi bëñi ngay njëkk a seen te aussi macha allah mën na waxtaan place bi day fees bay tuuru moo tax mburu mënul am boo teelul yeew ñëw ut si mburu non mais mburu doo ko am man dama ko commandé woon man dama ko commandé woon mburu quoi nee ko 3 kilos comprends nga waaw ay pain au lait ay croissant ak yooyu noonu voilà mi ngi noonu quoi voilà maanaam en quelque sorte fii Comico moom moo fi alimenté mburu maanaam mburu bi nga xam ne mburu bu bees la mburu boo xam ne baguette yu rafet la pain wala yi nga xam ne voilà mi ngi noonu quoi bon voilà comme que yow xaritam nga lan nga mën a wax si Babacar. xol boo fees quoi bi la doo mën a wax quoi dama jooyee quoi war na yàlla waaw oui saa dama gañal loo quoi mënu ma wax quoi oui baax naa lépp ak Sëriñ Tuubaa bi mu gëm quoi mu ñu boole bi la lépp laa ko bàyyal quoi voilà li bilaay oui yàlla baax na quoi baax naa ko jëm Sëriñ Tuubaa bi mu yaakaar quoi Mao kon voilà xam naa beneen question bi sama grand bi maa ngi koy ñaanal lépp lu mu nomm yal na ko yàlla defaral di Bakary Badji te uuf na njaboot gi kon ku uuf njaboot rek da nga koy gërëm kooku mun nañ ne papa la suñu ku lay jox nga lekk di lay jox nga naan di lay jox nga sangu kooku papa la si yow man moom dama ko bëggal sama bopp parce que xaajalewul kenn ñëpp la yemale tey bu noonu keneen la mënoon ne sama yoon new si na ku nekk demer rew kon loolu noonu suñ demee ba loolu am rek man am naa sañ-sañ bàkku si di koy gërëm lépp lu mu nomm si moom yal na ko suñu borom yokkal fu mu nekk noonu yal na ko suñu borom aar lépp lu mu nomm si gana yal na ko suñu borom def si xol bu sedd guy laa ko tibbee kooku mënuma ko fay
ak nu mu munta demee mënu ma ko fay parce que tey ku dem ba jël la teg la si wetam maaw ak jamono gi nu mu demee nii di lay jox nga lekk di lay jox ngay def lépp kooku mënoo ko fay kon loolu dama siy sant te du tey di koy xoolal di koy gërëm waaw di gërëm aussi tamit sama doom di Aïsso kooku nga xam ne tey bu ñu demee ba lekk ba suur moom la quoi ak coono gu muy am si biir waañ bi doom la si man sama xarit la sama lépp la man dama koy gërëm di koy ñaanal yal na ko yàlla boole ak borom kër gu baax parce que mérité na ko quoi mérité na ko du mos a toog ba ne ah lii mu ngi may métti lii mu ngi may def nii te bu neexoon tey ne man fii sama kër la du ma liggéey du ma def la mais yooyu yëpp fekk ko si kon loolu rek dama koy sant coono gu mu nekk si waañ bi yal na ko suñu borom fee ñax boobu waaw lay gërëm yow aussi tamit bu baax a baax maa lay gërëm bu non mais attends mais xam nga ñun lii suñu liggéey la quoi maanaam amul xaj ak seen liggéey bi ñëpp a si bokk tu comprends képp koo xam ne ndaw nga yaa ngi yëngatu si dara dañuy fas yéene ñëw ba sa place def ak yow benn émission laaj la poser la des questions si li nga xam ne mooy sa liggéey kañ nga commencé ak leneen ak leneen comme ni ñu ko nekk di defee ni instant yi bon dafa am benn question bi nga xam ne xam naa dinaa la ko laaj balaa ñoo jàll si kii bi maanaam ba nga ñëwee fii Bambilor ba xam amoo problème ak say clients fii. sant yàlla rek sant yàlla parce que boo xoolee dépôt bi man maa tax mu am sama patron bu jamono confinement bi amee gars yi ne dañuy arrêté pain yi mu jaaxle ma ne ko mais pourquoi man maa ngi liggéey ak yow te sama gàlle am na dépôt te ñëpp nañ ne dépôt bi moo si gën a am solo pourquoi pas doo indi dépôt bi def ko gàlle di jaay sa mburu mu ne ma est-ce que loolu dina ki ma ne ko non da ngay ñëw waxtaan ak grand bi parce que tey man foofu laa nekk xanaa du ñàkk man mu bañal la ngir man wala affaire yooyu noonu kon nag loolu noonu fierté la bi nga xam ne moom mu gis rakkom bu ñëw ne ah lii ñu ngi koy luwee ngir jëm moom affaire yooyu noonu bu mu demee ba jël dépôt bi ba ñu déggoo ñu ma grand bi mu bëgg a indi mbokkam ma ne ko non non comme ni ko Macky Sall di naan nee ne ko bandum man ne non non comme man maa ngi indi sama dépôt samay patron fii kon pourquoi pas du ma indi sama jarbaat mu ñëw jaar fi jaay fii moom it mu gis si boppam léegi yàlla def bu mu demee dem ba yàlla def fan yi mu dem Ziguinchor am lu mu doon liggante moo tax ma nekk si dépôt bi di koy xoolal di koy jaal mais sant yàlla parce que clients yi bu ne ngay gis mais comme ni nga ko waxee rek bàyyi falment bi boo koy dund doo sonn kon loolu noonu dama si sant yàlla parce que man client noo mënta ñëwee rek man dama lay accueillir waxtaan ak yow xool li nga bëgg bañ nga mer pour ëllëg waaw nettali bi quoi loolu laay dundee depuis bu ma ñëwee fii comico bi man aw ma xaajale foo ma fekk tout tànk yi sax yow gis nga man ak xale yi peut-être tey nu ñu jàngee sax moo tax mais sinon heure bi fees nañu fii kon loolu rek mbégte la sëñ Saliou nee ne xale yi bu ñu la jegee rek santal yàlla kon damay sant yàlla bu baax a baax métti na nag parce que bu ne ngay gis mais da ngay xam nooy gérer ak ñoom parce que client moom mooy roi da ngay xam nooy naxante ak moom ba yow say marchandise dox kon loolu noonu fierté la si man quoi waaw fierté la. bon comme ni ngeen ko déggee wax na benn mot bu essentiel nee na le client est toujours roi kon donc yow la moo la intéressé xaalis bi moom la moo ko intéressé marchandise bi kon donc naxtaan ak moom waxtaan ak moom nangu li ngay nangu si moom naxante la sa laa mën a waxtaan naxante la dalay nax jël si yow nga nax ko nangu si moom mu nekk benn kon donc nañuy gën a rafetal suñuy diggante ak clients yi bu fekkee ay jaaykat lañu voilà kon donc beneen question bi mooy xam naa dañ koy tënk parce que waxtu bi mu ñuy bëgg a dab voilà mooy est-ce que yenn saa yi bu mbur manqué tey wala marchandise bi amul nan ngay dund ak say clients. métti na parce que clients yi comme ni ma la ko waxee rek am na ñu nga xam ne dañuy comprendre am ñu nga xam ne dañuy comprendre mais man toujours ni may mën a def ba satisfaire sama client dama koy def mooy maanaam bu fekkee xaalis am te ñu paan damay mën a jël xaalis boobu comme sont des abonnés man damay jël ma jox leen ñu dem jëndi pour lan ma bañ a perte samay client pour ñu xam ne kii dafa paan mais quant à loolu moom am ñu nga xam ne ba leen tey bu ñu fekkul nga yor xaalis di leen di jox dañuy gis seen bopp mais man loolu garaawul damay xam ne man waaw damay def sama devoir mooy lan lu ma si mën a def pour jàppale ko client bi bañ a perte samay client dinaa ko def quoi waaw métti na nag quoi parce que bu ne ngay gis parce que fii ñu ngi si Jolof métti na
day nga gis client bi nga xam ne da nga koy ne tey xaalis amu fii du la gëm affaire yooyu te ñu ngi fii pour ñoom kon du ñu am xaalis bi war leen jox satisfaire leen ñuy bañ loolu te bu subaa est-ce que kon dinañu ñëw pour ñëw nekk jënd suñuy marchandise du dem kon il faut client comme ni ma la koy ñoom ñooy roi yi il faut nga jéem leen xam nga satisfaire xam nga ñu bu na bég affaire yooyu noonu mais toujours man foo ma fekk damay kaf damay ree damay kii ak ñoom pour ñu xam nga ñu bañ a mer xam nga affaire yooyu noonu parce que loolu mooy njaay waaw njaay mi noonu la quoi. bon xam naa jot nga am expérience vu ni ngay waxee ak ni ngay jaay ak ni ngay communiquer ak say clients parce que man yàgg naa fi ñëw déjà man fi lay fréquenter si koñ bi quoi maak moom dañuy toog di waxtaan may gis clients yi bu ñu ñëwee des fois bu ñëwee fekk xale yi wàcc comme ni mu ko waxee xale yi dañu fiy fees teel toog di naan Babacar nii Babacar naa te comme xam mais bon nekk loo xam ne ni tey moom moo ko liggéey ndax nit ki sa terrain yaa ko mën a liggéey sa marchandise yaa ko mën a jaay sa image itam yaa ko mën a jaay kon am na benn crédibilité bi nga xam yaa ko mën a may sa bopp am na benn bayre bi nga xam yaa ko mën a utal sa bopp voilà mi ngi noonu kon donc ñuy gën a ñaaxaat la population ñi nga xam ne ñu ngi liggéey bi nga xam ne business la liggéey bi nga xam ne liggéey entreprise la maanaam yaa ngi dugg si jënd wala si njaay yu demee noonu maanaam nga gën a taxaw gën a xam ni ngay waxtaan ak say clients parce que il est toujours roi kon donc naxtaan na la ak moom ba am li nga bëgg moom te mu am li mu bëgg ngeen dem jàmm am parce que nit bu demee du dem rek de day dem day yóbbu buy ñëw tam day indi kon donc souvent lay gën a rafet pour ñu bañ problème di am voilà Babacar est-ce que à part métier bi ngay def nii muy boulanger est-ce que am na leneen lu nekk sa bopp. Mao góor yàlla lu nekk si boppam dafa bëri lu nekk si boppam dafa bëri peut-être moyens yi ñoo amul mais bu moyen amoon sans boulanger bi sax am na yeneen xam-xam yu nga xam ne ñu ngi si biir bopp bi yu nga xam ne góor yàlla mën na ko def dem mais moyen bi waaw mais dañuy sant yàlla bu baax a baax waaw par rapport ak li ma nekkagum nii pour le moment maa ngi siy sant yàlla bu baax a baax waaw ba gis li nga xam ne man tey moyen bi ma bëgg pour jëf li ma bëgg waaw loolu laay xaar quoi mais yeneen ak yeneen mu ngi si biir bopp bi quoi. mais mënoo ñëw ñawal si loolu noonu quoi. non yenn secret la quoi doo waxagum lépp quoi dañuy bàyyi ñu togg lépp. noonu la fa demee. waaw loolu la quoi mais lenn tamit dinaa ko ñaax jeunesse bi dara yombul quoi dara yombul man fu ma jaar fu ma ko doon wax lépp du kii quoi duñu jógee fii léegi nii quoi waaw mais nag dara yombul boo xoolee sa bopp booy lekk sax dafa métti booy naan dafa métti kon boo demee ba nga bi nga juddoo ba ñu ne kii góor la rek la métti ñëw si yow dara yombatul si yow mais nag sa destin tamit kenn mënu si dara bu dul yàlla suñu borom moo ne fii ngay jaar fële ngay jaar mais toujours da ngay éviter si lu bëri mais man jeunesse bi laay ñaar dara yombut dañu dem dóori faytin waaw lii sa wërsëg rek xam ne bu ne ñaar dërëm la juróom nañ ko faytin mais aussi tamit di wax tamit aussi tamit si état bi parce que dañu war a gestu boulanger yi dañ leen war a gestu bu baax a baax a baax parce que tey boo xoolee boulanger dafa doon bi nga xam ne pain dafa doon aliment bi njëkkee gën si monde bi tey foo dem sur le monde pain dañ koy utiliser mais nañu delloo ak ku yelleefu boulanger yi bu ñu jox boulanger yi lu ñu moom man toujours loolu mooy sama fighting man fépp fu ma dem di liggéey fu ma fekk jeunesse di souffrir si boulanger dama lay xeexal ba nga am li nga bëgg parce que kon am na li nga xam ne man dama koy bëgg ñu jàppale boulanger yi parce que boulanger dafa doon métier bi nga bu métti la ndax safara la ñu nekk dafa doon métier bu noble la parce que tey koo xoolee sama mbokku séeréer bés bu ñu lekkul mburu foo leen fekk dañuy mer dañuy jooy kon nag waaw man dama si sant yàlla di gën a ñaax état bi ñu gën a gëstuwaat si boulanger yi bu baax a baax a baax a baax parce que tey boo xoolee Sénégal problème boobu boulanger yëpp ñu ngi abandonné ndax lan ñàkk am paiement bu baax ñàkk am contrat yu baax ñàkk am embauchement yu baax neexul te ñu ngi satisfaire toujours clients yi ñu ngi satisfaire toujours population bi ñu ngi satisfaire ñeneen ak ñeneen kon léegi lan mooy problème bi nañu jàppale boulanger yi te yàlla tax man loolu rek laa am pour wax leen métti na quoi parce que si safara la ñu ne waaw Mao yombul way bon y a pas de sot métier lépp loo liggéey rek di si am sa xéewal rek sante ko suñu borom te nga xam ne lii la yàlla jagle la
bon Babacar émission bi moom dañ koy rafetlu encore une fois parce que franchement waxtaan bi yaatu na te rafet na am na njëriñ boobu ba léegi yaa ngi wax di gën a dugg ci fierté on sent la fierté casamançaise parce que tey day wane ne carrément tu es un fils digne de la Casamance ndax Casamance képp ku ko xam-xam ni ay jàmbaar lañu ay borom ngor lañu ay borom jom lañu comprendre nga parce que fi nga jaar expliqué nga ma ko te ça m'a touché parce que je suis un jeune comme tout le monde te comprends war a tamit fighting comme ni nga ko waxee sànq y a pas de sot métier comme ni ma leen ko waxee toujours li nga xam ne moo war a nekk objectif bu jeune mooy jéem a liggéey amal boppam waratul nangu di dem di ñaan ay voilà kon donc émission Zone 7 TV lan ngay wax waa Zone 7 TV tey ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii si Bambilor. waa Zone 7 TV ñooñu loo wax si ñoom doo doyal parce que man maa leen bëggal sama bopp parce que dama yàgg a seetlu seen émission si YouTube bi ma koy suivre ba yàlla def ba boole ma ak ñu nga xam ne ñoo koy def kon loolu tey fierté la mbégte la bu dul di leen di ñaanal lépp lu ñu nomm si ñoom yal na ko suñu borom def yàlla avancé ñu am ay télé 14 régions Sénégal yi sax nañ leen dégg foofu si dërëjë Mouhamad waaw man mbégte laay demee Mao mbégte laay demee quoi te sa kaw sa kanam te da ngeen di avancé te ñëpp nañ leen dégg fu ne barki Serigne Bamba bi ma yaakaar waaw mbégte quoi sa kaw sa kanam di leen di gërëm sama grand frère yi caméraman bi xam nga waaw ñeneen nag ñeneen kii sama doom la comme moom laa doon wax léegi nii moo nekk si waañ bi waaw moom mënuñu waaw mënuma ko fay quoi waaw léegi nag bëgg naa moom it xam nga mu def ay kii am ñëw gërëm leen sant leen affaire yooyu noonu quoi waaw mais mbégte Mao mbégte bu baax waay Zone 7 TV kon donc macha allah liggéey bi rafet na di nuyu de passage sama caméraman yi ADB mon ami mon frère un journaliste calé nekk ki nga xam ne ku mën liggéeyam nekk ki nga xam ne ku xam lu muy def aussi mon ami mon frère Babacar moom mi nga xam moo res wàllum image lépp lu rafet Zone 7 nga gis muy clignoté di saf lu neex xale bu baax bi la kon donc ñu ngi remercier aussi kii monsieur Sy mi nga xam ne moo nekk ci commercial bi di nuyu suñu PDG di nuyu personnel bi nekk ci Zone 7 TV di leen naan liggéey bi rafet na parce que c'est pas évident mais quand même def ngeen ko di déplacer wu di ñëw di fekk ay nit di leen poser des questions seen liggéey lii moom kii idée bu noble la man personnellement maa ngi ñaanal suñu bopp voilà ñun waa Zone 7 TV yàlla defal ñu ndam ñu ñuy séntu fu sori dem ba Espagne dafa def ay émissions et tout voilà ànd ak suñu Baye Fall bi ok voilà moom nee na fam ku may kii voilà kan ngay gërëm ci kii bi. d'abord imaamu koñ bi di koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam parce que dafa doon imaam bi nga xam ne dafa uuf njaboot gi xaajalewul kenn foo ko fekk mbégte di jaar sama ñoom dëkkandoo yi buy sama mère Touré maa ngi koy gërëm bu baax a baax di jaar sama papa Pa Mané maa ngi lay bëggee bu baax a baax di jaar doomam bi sama doomu ndey sama xarit sama seexandoo di vie gars yi di koy naan la para kon mention spéciale pour lui quoi man maa ngi koy gërëm bu baax parce que tey fu ma jooyee fu ne rek mu ngi fay jooy fu ma bëggee rek mu ngi fay bëgg di jaar encore sama waajur di Mareetu Bodian maa ngi lay jaar fi nga nekk noonu ci Casamance yal na la fa yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam ak kanam da nga gis suñu njëriñ di jaar sama ñoom grand frère yu fa nekk ñoom Malick ñoom Ibou ñoom Tafa sama jabar yi baax yi fa nekk ñoom Eva Mami xam nga Awa Soli ñëpp maa leen di jaar sama tout tànk yi fa nekk yëpp maa leen di béggee bu baax a baax di leen di xamal ni fierté laa leen di nuyoo ci fierté laa leen di ñaanale di leen di naan ba beneen yoon di jaar aussi sama wasila am di Moustapha Diagne maa ngi fay ñaanal yal na ko yàlla bàyyi fii ba ci kanam waaw yàgg fii di uuf njabootu Sëñ Tuubaa bi maa ngi koy béggee bu baax a baax di jaar sama mbokku Baye Fall yi yëpp maa leen di béggee bu baax a baax kontaan naa nag waa Zone TV sa kaw sa kaw. Ok jaajëf Babacar c'était votre émission Jugal Fight avec l'incontournable Mao DJ Mao di ànd ak yéen ci seen émission di ànd ak yéen ci seen liggéey
du si taay du si xaddi parce que ñun rek la ñu am ok merci beaucoup je vous donne rendez-vous mardi incha allah rabbi à la prochaine.